asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant di nuyu Serigne Cheikh Say Mbacke li nga xam ne sama sëriñ la di sama wasila di sama kilifa di nuyu borom dëkk bi muy Baye Ablaye Thiaw Laye bu baax mi di nuyu Serigne Mountakha Mbacke di jël nuyu xalif généraux yëpp di ko teg ci loxoom di wax ni Sénégal génn na ci phase bu xaw a difficile na phase xeex phase xuloo waaye am na lu ci positif muy phase jàngat ndax réew mi toll na ci ñu jàngat doxalin wi muy ci kuje yi ak ci parti au pouvoir am na loo xam ne nag sonal na Sénégal yépp muy far naa fii far naa fële te réew mi fu mu toll nii warul am far fenn dëgg rek moo war a tegu ci taabal bi doxalinu réew mi nañ ko war a saytu xool réew mi nan la mën a weesoo fi mu nekk nii ba dab yeneen dëkk yi nga xam ne tey ñu ngi émerger nànk-nànk ñuy wax ni le président Macky Sall bi loolu amee bu mu génnee rassuré na Sénégalais ndax yëfu kilifa weesuwul mu taxaw ne dégg naa jeunesse bi li ñuy ñaxtu waaye bëgg naa aussi ñu situer les responsabilités ndax nit bu yoree réew yor mu yor dëkk dafa am ñu muy dénk ñi muy dénk noonu dañoo war a responsable dañoo war a mët dañoo war a jël alalu askan bi delloo ko ci askan wi foofu gis nañ ni que y a problème parce que tey mënoo am réew boo xam ne plus de 70% ay jeunes nañ te amul benn émergence amul benn yaakaar amul lenn lu concret loo xam ne ni jeunes yi war nañ ci mën a jàpp ba du ñu génn seen réew ba du ñu war a dem ci géej gi ñun nag le président Macky Sall nañu àndal ndax ñu ngi ci mouvance présidentielle moo tax ñu jàpp ni li nga xam ne tey nañu war a wax muy feebar bi am ci réew mi te feebar boobu noonu jeunes yi ñoo ko mën a relever ñun nag dañuy waxal Sénégal waaye dañuy waxal Yoff ndax bu ñu xamee war ñu ràññee suñu mouvement politique bi Yoff a tax ñu ràññee ko ci taxawaay ci bëgg suñu dëkk ci bëgg suñu réew ci bëgg développement wu Sénégal bëgg développement commune yëpp. tey Yoff dafa nekk dëkk boo xam ne dafa waroon weesu fu mu nekk nii maanaam dafa waroon émerger di dem yoonam depuis 96 ba léegi Yoff waroon a dépassé fii waroon a am ay logement yu taxaw Yoff jeunes yi waroon nañu jàpp ci liggéey. Yoff war nañ jël lu ñu moom delloo leen ko war nañ leen wormaal njabootu Seydina Limaamu war nañ wormaal bërëbu Seydina Limaamu ak njabootam et mënuñu am koo xam ne nii Yoff ko jiital mu dégg directeur mu dégg ministre lu mën a dégg Yoff moo ko tax ñu jox ko ndax Yoff la représenté mais xeexul waa Yoff fële nga xam ne foofu la doole bi ne muy taxaw waa Yoff li Yoff moom mu delloo leen ko ñun ay jeunes nañ ñun bañuñu le maire bi fi nekk Abdoulaye Diouf Sarr bañuñu ko ndax ñun ñëpp Yoff nañ dëkk mais ñun duñu nitu violence duñu nitu ay lu ñu bëgg mooy ku defar dëkk bi opposition nag moom mënta ñàkk président Macky Sall lañ àndal mais gis-gis bu mu am moom ak gis-gis bu ñu am ci politique mi Diouf Sarr mooy dafa doonul benn loolu nag xanaa nag xel war na ko mën a nangu depuis un certain nombre de jours am na ñu may woo téléphone di ma mettre la pression wala ñu may def des menaces mais est-ce que bëgg nekk maire wala yëngatu ci benn gox est-ce que loolu crime la loolu du crime loolu du crime ñun dañoo bëgg defar gox bi bëgg jàppale le président fii ci gox bi di ko liggéeyal jàppale ko kay mooy li nga fi teg baaxul li nga fi teg du concerté wu li nga fi teg fonk nit ñi li nga fi teg respecté wu nit ñi ñun foofu nañ taxawee bañuñu ci dara ndax dëgg nañ àndal ku lu xaq wala kaana mu ren ay jeunes nañ bëgg réew mi bëgg Yoff fonk Seydina Limaamu gëm tradition wu Yoff tey le président a tout donné à Yoff parce que jël na doomu Yoff dugal ko ci gouvernement bi il est maire il est ministre il a des mécanismes nañ gestu askan wi jàppale askan wi dimbale askan wi. Je ne parle pas de Mamadou Gueye je ne parle pas de Habib Mboup je ne parle pas d'individualité je parle de manière générale nañ jàppale doomu Yoff li gën a métti ci dëkk mooy nga nekk ci commune. yow jàppoo ci dara ba pare amoo yaakaar xam nga loolu dafa métti bu fekkoon ne jàppoo ci dara sax ba pare nga am yaakaar mais jeunes yi jàppuñu ci dara te amuñu yaakaar léegi nag moo tax comme que ñun président nañu jàppale ne ci moom financement yi ñu tudd bëgg nañu mu yegg si Yoff information yi président war am biir Yoff mooy que Yoff va mal muy que Yoff bañuñu le président mais ñi koy représenté la nit ñi mënul déglu nañ mënul supporter ndax doxaluñu réew mi doxaluñu gox bi ni mu war a doxee
li may wax ni du wax Mamadou Gueye nañ yónni y a des services de renseignement am na ñu fi nekk nañ leen yónni ñu ñëw xool mais y a absolument rien à Yoff, pas d'infrastructure stade parewul préau laa yéen parewul nappkat yi sonn nañu kenn du leen déglu kenn du leen respecté kenn boolewu leen ci dëkk bi kenn boolewu leen ci dëkk bi mënuñu nekk dëkk boo xam ne nag pose première pierre rek di xaar inauguration élection jot loolu dañ cee sonn lu ñu bëgg mooy nañ jël li askan bi moom ñu delloo ko askan wi commune yi sonn nañu commune bu Yoff moom sonn na moom commune bu Yoff sonn na moo tax nag ma bëgg di woo bépp doomu Yoff bépp doomu Sénégal mais Yoff laay woo wax leen ne nañ am fulla am fayda yokk jom yokk fulla yokk fayda Yoff dëkk boo xam ne dëkk bu diñ la nit ñi gëm nañ seen bopp fonk nañ seen bopp xam nañ ñooy ñan bu duñ toll nii politique gu dëgg moo fi am ak politique gu defar gox bi jàppal ma jàpp moo am ci réew mi bu ñu nangu kenn ku ñu utiliser jox ñu sandwich jox ñu t-shirt après ñu dem votel ko loolu moo war a jeex dañu war a toll réew boo xam ne ku ci nekk yaa war a contribuer parce que nit ku nekk am na lu yàlla def si yow mu deful ci keneen yàlla du maye nit lépp nañu jël def lépp de manière collégiale ñuy dégloonte xool li dëkk bi bëgg ñu def ko je vous dis en 2014 nañ ko fal fii Abdoulaye Diouf Sarr aujourd'hui nous sommes en 2021 mandat am 2019 la jeex ku la deful dara ci 5 ans nan la mën defalee dara mën tane c'est-à-dire tey bu jugoon pour defar gox bi defar na ko ñun nag tant que ñu ngi politique dinañ wax suñu àqulaay taala duñ ci tiit duñ ci ragal duñ ci dellu ginnaaw ñi nga xam ne ñu ngi may woo nañ bàyyi woote yii médiation bañ ma ko médiation maanaam dellu leen si jàmm amuñu problème maag moom gis-gis yi ñëw wute mais ay menaces ay yooyu mu tax ma dellu ginnaaw ñu génn ci menaces yooyu dina wax ne tamit am na yu may jéem a fexel ay complot yu ñuy tëgg ñoom ñëpp maa ngi leen di xaar ñoom ñëpp maa ngi leen di xaar man ñoom taxuñu maa jóg man le président moo ma tax a jóg sérieusement ñi ci nekk di comploter di woote nañ ko bàyyi maa ngi leen di xaar lu ñu indi rek fii nañ may fekk wasalaam